ngi ci aw yoon di ñëw bisa ma nga ñëw boo xam ne dina bëgg nga wax ak moom ñaanuma ko yàlla je ne souhaite pas yàlla bu mu nekk ci tolof tolof waaye bilaay ko bañ gaa yi tibbaa tax waaye ku nu seetaan ku nekk ci këru àdduna nga sonn bisa ngi ñëw boo xam ne yàlla bu mu nekk ci ay loxo yàlla bu mu nekk ci tolof tolof yàlla bu mu opp yàlla bu mu yàq alalu jàmbur yàlla buñ ko topp bor bu mu mënta fay bisa ngi ñëw boo xam ne su xuusee ba mënatut a génn wala mu yéeg ba tagga témbe mënatut a wàcc foo ne dina la soxla su wax jotee dina wax ak yow su gestoo dina la bëgg a gis lool wala mu ëpp bañ koy yëkkatee ka tëral am xelam ci yow lay dem waaw jàmm ngi am rek fii mu ne ndaxte mi ngi baagante dama ka ñëw il est en bonne santé léegi baax na mi ngi dem di baagante aw taatam dëgër na fu ko neex dem yor na aswecc ci poosam mais jant bu mën a di ñëwee wala wéere di ñëw wala tële ñëw te bis boobu day ñëw de aha kay dina ñëw ah yoo tam ku nu yenu say boolu ngeen te dinañ jàppoo sag jaat dina ñëw dina ñëw bis boobu day ñëw nag ah loo yaakaar da nga yaakaar ne éternellement day neex rek mooy loolu rek ku nu yenu say boolu ngeen te faaw na jàppoo sag jaat jant boo suulee ab néew ba pare soo ko wanee ginnaaw bu ko ne maa ngi lay ñaanal nee ko xaar ma maa ngi ñëw demal maa ngi ñëw xaar ma foofu repose-toi maa ngi ñëw da nga koy fekk si waaw gis na dina jot foo xam ne soo demee ba su weñ tagee sa kaw doo ko mën a dàq foofu koo waroon ginnaaw di nga ko soxla rawatina soxna moom rekk lay mën a sang te xam nga jarat ju am ñetti fan ñeent juróomi fan soo ko sanguwut nettoyé woo ko ëlbati woo ko néeg ba mu tëdd dootoo fu mën a jublu waaw dafa mën rek daa desee doole rek mais jàppal ko idda tuuti rek jàppal ko idda rek waaw cuuj la dafa omal beru cuuj su omalee beru di nga gis fukki cuuj ak benn jiit la daal di ànd benn su ne cofet ab gunóor day daw daal di beru fële jikko jooju moom la ma ndaw si wax ci ku góor kooku cuuj la dafa omal be lu ma am def ci yow ak sa doom man maa la jàppale maa la taxawu maa la dimbali sama doole ci yow la jeex sama lépp ci yow la jeex demuma fenn xaw ma kenn defuma la lenn loo xam ne jar na nga di ma dëddu wala di ma woon ginnaaw ngay jël say décision bopp ailleurs sooy def duma ko yëg di dem saw yoon di ànd ak yeneen jigéen di vaduer feneen di jël sa alal di ko saccager feneen ah loolu yàlla mënu koo seetaan waaw léegi nag njëlbeenu toroxte doo ko mën a xàmmee su fekkee ab dof nga ndax day niroog teddaanga day neex lool waaye su bal ba dalee wallaay su bal ba dalee su bal ba képp koo àndal di ko def ñooñu ñoom ñoo lay njëkk a war ginnaaw njëlbeenu toroxte day mel ne teddaanga day neex lool waaye ak mu jëm seetaan ko jàppal ko idda rek barke borom Tuubaa day ñëw waaw day ñëw lii def wax ni ku ko dégg war naa def attention sa doomu góor yi de bu ñu déggee lii tamit ñu jëlaat beneen téléspectateur Papa laata ñu ñëwaat ci débat bi léegi ana Uniparco mi ngi fii nee naa la mooy sponsor émission bi fii ak 10 mois donc dinañ am seen tour tout à l'heure on rappelle que ñoom dañuy jaay produit cosmétique dañoo accompagner gis-gis allo bonsoir madame allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si noo def. waaw kooku Sophia dama bëggoon participer juste ci émission bi. yow rek la ñuy déglu yaa ngi en direct. par contre je vous reçois très très mal je sais pas si c'est normal. Normalement non. Nous on vous entend très bien. D'accord, vous m'entendez très bien donc super. Allez. Alors dama bëggoon juste participer ci émission bi je pense que c'est la troisième fois mais essayer mais ça ne marche pas. dama bëggoon déjà féliciter tous qui sont sur le plateau. nuyu père nuyu ñëpp ñi fa toog. di wax aussi Sophie elle est très pertinente dans ses réflexions. aussi bëgg a participer par rapport ak thème bi. donc man je pense que ni à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas mënuñu def translation de lii xewoon avant indi ko léegi ci situation bi ñuy dund léegi nii parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé même diine bi sax léegi nit ñi dañ koy def selon li nga xamante ne que moom mooy li xew actuellement
ne peut pas imposer aux jeunes d'aujourd'hui de vivre ce qui était avant. Pour moi, un couple, ce n'est pas c'est pas une question de qui m'a dirigé, qui dirigeait. Mais c'est comme deux Grecs. Deux Grecs, il y a un président. Le président doit prendre des décisions moom dong. Et le dernier mot lui revient toujours. Non, le couple, en fait. Les décisions doivent être concertées, mais la décision finale appartient à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme dirige, que mon toutes les décisions à l'aveuglette, vous connaissez, ça vous connaissez. Parce que tu et moi, je suis un peu contre l'idée de même si je suis su toogee nekk def lu ko ne da ngay toog bés dina jot bésam ñëw mu dee dina soxla ku ko assister. Mais alors où est le bonheur dans tout ça? Où est alors l'instant où on peut dire que le mariage c'est d'abord un bonheur. C'est que l'esprit de mariage avant léegi nit ñi dañuy gisante bëggante ñu marié wu ci yàlla sunna Muhammad nekkatul comme avant nga xamante ni les gens xalaatuñu woon ay affaire de bëggante ñoom mariage dañ koy nekk parce que dañuy topp diine bi ak tradition bi. Maintenant au Sénégal il y a un gros problème parce que les gens surtout góor ñi et surtout aussi les anciens dañuy bëgg dundaloo jeunes yi tradition bi. di jël diine bi ci li leen bay ci diine bi ci li leen ci neex di ko intégré ci tradition bi di jël ci tradition bi lii dooleel góor di ko bëgg forcer alors que ça ne va plus marcher loolu mënatul marcher ci instant bi ñu nekk nii parce que aussi souffrance kenn du benn jigéen dootu ko nangoo di dund ba keroog mi nga xamante ne moom lay dee loolu kenn dootu ko nangoo parce que on a remarqué aussi que ni dafay loolu ça non seulement day yàq nit non seulement ça fait souffrir la personne maladie yu bëri on a découvert que c'est parce que les gens ils souffrent loolu waxatuma ci dara mais aussi les enfants qui sont issus d'un foyer comme ça on voit que ces gens ils grandissent écrits bi ñuy màgg soxor dañuy màgg yaakaar ni que le monde est contre eux su ñu nekkee seen biir que ñu gisee seen yaay di souffrir ñu génn gis le monde extérieur les femmes sont contents sont heureuses su ñu gisee loolu ces enfants là après ils sont écrits dañuy mere seen parti mere góor ñi yaakaar ni que en fait à un moment donné le monde les a défavorisés quelque part alors que non c'est juste d'un cadre de vie boo xamante ni c'est pas approprié pour que des enfants grandissent de façon naturelle et de façon le plus équilibrée possible. Donc c'est ça en fait il faudrait que man mu jàppale jabaram ci kër góor bu jàppale jabaram pour n'importe quelle tâche ménagère j'ai envie de dire loolu amul problème ñun fii nii en Europe góor ñi dañuy jàppale c'est pas pour autant que nit ñi dañuy ñëw ci biir kër gi ñu naan suñu jëkkër balal ñu wala fóotal ñu wala paaseel ñu on ne le fait pas quand les gens sont là on sait comment aménager des choses de telle sorte que nous on fait les tâches des femmes mais benn nit mënul yore kër en entier encore moins sax en Europe mais pourquoi au Sénégal on veut dire que un homme ne fait rien du tout zéro traité bi génne xaalis bi jox nit ñi un ménage c'est pas nekkul trop nekkul marchandise nekkul jënd ak jaay booy ñu ne góor na génne xaalis jox jigéen na def tout ce qu'il faut l'islam sax waxul loolu jigéen dafa war a nekk comme princesse toog de telle sorte que moom góor bi dafa war a ut koo xamante ni mooy toppatoo ku jigéen ki am temps toppatoo ko moom donc dès où l'homme ne peut pas def loolu noonu à 100% il faudrait que l'homme parce que ça c'est même une preuve d'amour la loolu day neexal couple day neexal sëy soxna si dem na fa allo waaw dem na waaye allo allo waaw allo allo elle avait envie de filmer elle l'a fait jël keneen asalaamaaleykum allo allo dafa am lu acca nañ jël keneen 88 628 89 90 laataa ñu dem publicité bu ñu jógee publicité papa waaw indi parcours waaw dinañ woo ki nga xam ne tànn nañ numéro pour may ko xar bi nga xam ne moom lañ diggee woon mercredi passé waaw bi gis diggee ak kii ak ay téléspectateurs voilà nañ jël téléspectateur bi nekk ci ligne salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam kooku Père May Ngoone. waaw mel na kooku kan la. waaw ñu ngi lépp bi nag waaye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak ñu nekk. ñu ngi lay delloo ziar fooy wootee. waaw maa ngi wootee ci àll bi nag. maa ngi wootee bitim réew waaw.
nee na mi ngi wootee àll d'accord. àll waaw baax na waaw. père ñu ngi lay ziare bu baax a baax. ñu ngi rafetlu sa waxtaan. waaw yal na la sunu di rafetlu waa place bi ñëpp seen waxtaan. yal na la sunu borom fay. waaye tamit toujours nag yaa ngi soññu jigéen ñi di soññu tamit góor ñi tamit yaa ngi leen di soññ waaye dañoo bëgg tamit nga gën leen a ñu gën a góorgóorlu daal góor ñi. wàllu góor ñi. waaw ñu gën a góorgóorlu ndax Sénégal dañ faa gis loo xam ne nii boo xoolee ñu ci baree bari góor ñu ci baree bari dañuy takk jigéen ñi. daanaka amat na ma yàlla bal ama ñoom benn doom ñaari doom. waaw ñaari doom daal leen di libéré bàyyi leen seetaan leen. mu métti loolu ci jigéen ñi am na. waaw moo tax loolu daal buñ sañoon. ngeen ci gën a di ci waxtaan ak góor ñi. métti na lool ci jigéen ñi wax dëgg yàlla. ñu ci bàyyi xel bu baax daal. am na. waaw parce que jigéen ndeysaan ñooy suñu yaay ñooy suñu yërëm. dañ leen a war a taxawu xam nga yërëm leen bu baax a baax parce que loolu mooy suñ avancement. nan leen yërëm xam nga. nan leen yërëm daal nan yërëm ci. jërëjëf maa ngi doog a woote foofu waaye maa ngi jéggul tamit ci kàddu yi bu baax a baax. xam naa waaw jërëjëf ñu bàyyi ñeneen ci ginnaaw. kii ku ko am jëkkër de. waaw xam nga li mu wax dafa am ni mu waxee yërmande góor bu am yërmande boo ko déggee da nga koy xam. jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñu ndeysaan. musuma am ci këru àdduna. bu ci basé wu de am na ñu mën loo wax lu rafet mais mën ñoo jëf lu rafet. déet Ousmane bul wax loolu. dafa am ñu mel noonu. waaw mais ñun li mu wax rek nañ dégg Ousmane li mu wax rek moom lañu dégg. ñun daal li mu wax rek moom lañu dégg. dañuy rafet njort ci li ñu dégg Ousmane. dama ne Ousmane li mu wax rek nga wax. mais ne ku ko am jëkkër. waaw may la mën nañoo wax lu rafet mais mën ñoo def lu rafet. waaw waaye yow Sénégal laa lay wax. rafetal njort ba keroog ngay gis mën nañoo wax ba jot la. mais li mu wax mënuñoo def la fa tëye. la fa tëye mooy problème bi. mais la mu wax rafet na. waaw mais mën naa bañ a mën nañu rafet njort ne góor bu baax la mën nañu rafet njort ne góor bu baax la. mais damay bañ nga génn ci biti nit wax la yow sax yow du ma la wax dara yow xam nga lépp yow. damay bañ nga génn nit wax la wax bu rafet nga yaakaar mën naa def lu rafet fekk lu ñaaw lu gën a mën def ko wax bu rafet wax lañ mën wax mu ñu jëf Sénégal barki Serigne Touba mu ñu jëf Ousmane mu ñu jëf déet Ousmane père dama lay père nga dimbali ma tuuti père xam nga Sénégal lu fi gëj xam nga Sénégal lu fi gën a jafe nga xëy suba am foo jëm gis nga ñu toog liggéey ñu toog liggéey tey yor jabar billaahi bëgg nañoo liggéey ëpp ñu ñi liggéey ëpp ñu leen jom mais xamuñu fuñ jëm waaw ba tey xamuñu fuñ jëm ba tey waaw ñi ma ci xam boog man ñi ma ci xam ñu bare maanaam amuñu liggéey xamuñu fa lañ jëm am nañ jabar ñi ngi toog seen jabar di leen muñal de seen jabar di leen muñal mais xamuñu fuñ jëm bu ñu yeewoo dañuy toltalaan rek xamuñu mais bu ñu amee liggéey jël bu ñu amee liggéey jël billaahi bu ñu amee liggéey jël non liggéey ban liggéey moo ak bari ban liggéey moo ci dëkk non xam nga dëkk bi lan moo fi am non dañ lay dégg nga li la Abdoulaye nee na genre yooyu mënuñoo gérer kër gi c'est pas possible xam nga sànq da nga ne léegi da nga ne góor Sénégal yi wax rek lañ mën mënuñu jëf léegi nga bëgg ñooñu dellu gérer ay kër non am na si ñoo xam ne mënuñoo gérer kër am na ci merci beaucoup man yow dama ak yow sànq ngir soo amul métier man sama kër mën naa ne sama jabar moo ko gérer saw ñax du la woon non day am non damay déglu Sophie da nga may déglu da nga may déglu sànq man ak moom déggante wuñ gaa yi jàpp sànq man ak yow déggante wuñ waa expliqué wax nañ ko sànq moom dee expliqué wax nañ ko sànq moom dee gérer la maison déggoo ma yow sànq fi nga waxee man sama kër non génn na ko ci file yi non si lam fa xam man xaw ma ko fa loolu la yaay di jëriñ mais dégg nañ ko bu baax non Sophie Sénégal góoru Sénégal billahi ay jàmbaar lañ jigéen Sénégal ay jàmbaar lañ de mais góoru Sénégal am na ci ay jàmbaar am na ci ay jàmbaar quoi am na ci ay jàmbaar yoo xam ne waaw d'accord naa mère mais am na ñoo xam ne xamuñu fuñ lu ñuy liggéey fan la ñuy liggéey lan la ñuy liggéey lan xamuñu ko bu ñuy xëyee dañuy jël njaga jaay ba pere sen ñu ñibbi si waat dañuy jël njaga jaay wala tata ba pere sen ñu toog fa ba 4 heures ñibbi si waat billaahi wallaahi taala non xamuñu fuñ jëm maman jël car dem ba pere sen xam nga temps bi day yàgg bala ngay ñibbi si waat 4 heures jot na Ousmane nga ñëw fekk dañ fa fekk añ nag loolu maladie mais doo kaas loolu feebar di nga fa fekk añ mais amoo loolu du feebar toog ci kër gi daal da ngay bañ a toog ci kër gi personne la am na ñoo xam ne dañ koy jaabante ñeenti yoon fuite de responsabilité personne la am na ñoo xam ne dañ koy jaabante ñeenti yoon wala un bi dañ koy jaabante ñetti yoon dañ koy jaabante ñetti yoon parce que man li ma la wax ni dama ko dund Sophie dafa am ñuy taam man li ma lay wax dama ko dund man dama am 20 ans dem armée bi ma ñëwee 2003 aw ma lu ma def
damay xëy jël P1 dem ba biir retourné waat mujj xam nga lu ma def jël ay serment di jaay parce que xam nga la laa mënul sama yaay waxtaan naa ak moom mu ne ma am na sama benn non defal naa dama lay expliquer sama yaay wax naa ak moom bi ma jógee armée mu ne ma am na sama benn xarit boo xam ne mooy chef personnel dama demoon armée 2000 ma ñibbi si 2003 comprendre nga moo tax ngay guerre 2005 am na sama benn femme sama benn xarit boo xam ne mooy chef personnel Eagles benn société garage la man ko dee moom a gënal man nation laa mën a garé mais mënu maa garé nit koy nelaw man nation laa mën a garé mais mënu maa garé nit koy nelaw man dama garé ñii garé nag xoolal ñii garé xoolal ñii garé non ñii garé déjà Ousmane may ma tuuti xoolal soo leen ko déglu aussi lu intéressant laay wax fan ngeen jëm Ousmane day wax comprendre gis lañu nekk noonu la demee bàyyi leen jàmm ku ci nekk ak non bàyyi leen jàmm donc nañ ko déglu aussi barki comprendre nga mu ne ko yaay man nation laa mën a garé garé naa li ma armée dama faa Casamance dama faa garé ba nagam 3 ans dama faa feebar sax nation laay garé man nit nation ak mën nañoo nelaw peuple bi ma leen garder mais nit koy nelaw man maa sama choix la waxuma ña koy def waxuma ña koy def li ñu def dafa bon de dëgg la baax na lu baax la lu baax a baax la mais man dem jël samay silelement di ko jaay moo ma gënal d'accord ma jël samay silelement di ko jaay bu jigéen ma jël samay jiin di ko jaay ba mujj gi ma gis leneen lu gën loolu ma dem marché Alizé tout à fait bi ma demee marché Alizé ma dem ba gisatuma sama bopp suma yaay di jaay sama yaay retraité di jaay ceeb si biir salle bi ma gis salle bi di fees del ma gis salle bi di fees dell ma ne ko yaay man est-ce que du ma wut benn restaurant benn buffet teg ko fii ma dem jënd benn buffet boo xam ne daa yoon na fa sax buffet boo xam ne sama mag yi ku ne jaar nga fa mais doxul ma ñëw fa ak suma yaay mais restaurant bi may jaay mbaxal bu tooy sama yaay moo koy togg ma koy jekk di ko jaay barke dama ñëw naa ba fii jox fi xaalis pour ñu defal ma plus waaw pour mbaxal mi Ousmane Dëxin lañ may woowee man Ousmane Dëxin très bien Ousmane Dëxin très bien man boo demee ne Ousmane Diagne xamuñu ma Ousmane Mbaxal dem naa ci kër di ci ñaan jabar ñu ne ci nu Mbaxal yorul xale bi barki Serigne Saliou Mbacké kan moo la wax loolu barki alxuraanu karim yaay mais nag du question que man d'accord naa man sama doom man Ousmane Diagne man sama doom ku ñëw di jaay mbaxal ma may lay du ma la ko may Ousmane Dëxin waaw dama exemple laa lay jox waaw mais après mu jigi may dem na ba maire bi ne la may xanaa dégg la mes bi moo tax maire bi ne dem naa di ñaar parce que xam la may problème bi nit tamit gis nga nee naa leen ba sonn gis-gis fii ku ne mën na fee toog waaw Sophie Gueye donc arrêtez s'il vous plaît Sophie s'il te plaît yaag sa papa gis nga ni ma góorgóor yaag sa papa dag ma ci boole yéen ñaar ñëpp arrêté leen xoolal arrêté leen papa ni ma góorgóorloon noonu am na ñoo xam ne mënuñu ko am na ñoo xam ne mënuñu ko xoolal su may naw la nii lañ may rombee maanaam fi ma doon liggéeyee dañ doon ñëw ba xool di ba xam ne li may wax dëgg la wala du dëgg ba xam li may def dëgg la wala du dëgg mais nit am na ñoo xam ne amuñu jom am ñoo xam ne dañoo am complexé dañu complexé trop kooku mënta yor jabar complexé mënta yor jabar d'ailleurs complexé boobu mooy barke alxuraan mel nu man maa ko def ci Sénégal góor mbaxal bu tooy dem naa bay teg mbanam dëxin 20 heures balaa minuit mu jeex barka borom Touba fajar laay yow dem terrasse wut samay laxas ak samay aba ak samay jugool sànni ko ci Modou Lo mii di woote nii fa laa ko xamee man maa nekkoon fii ennemi Modou Lo day nekk ba Fandène lay nekk dama defal ma mbaxal jox ma fukki junni ma dem Seras wala ma dem dibiteri Sepako mu may ma ay yàq ma laal ko bi ci kat sor fii kii derkale waaw mu jigi ma dem ba am 15 employés 15 non Allah léegi xam naa nañuy def dama lay expliquer ma dem ba am 15 employés waxu dëkkin bi rek ñu wax ci ceeb 15 employés am ñaari restaurant muy CFA 2 sama yaay laa ko tuddee woon sama yaay mu jigi man ak moom ñoo doon togg mais mu jigi day tëdd xam nga loolu li may liggéeyam day dem marché ñëw jox ñuy togg xam nga chaque weer ma jox ko 100 000 francs Ousmane yaay dama expliquer mais yaay maa ngi ñëwaat parce que xam nga dafa am ay partenaires yu fay ci émission bi donc seen publicité dafa war a jaar donc dañuy dem publicité en attendant ñu digérer dëxin bi on revient juste après